ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd saa su ne ak RFM rajo Futur Média di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp di leen gërëm ci kóllëre gi ci subaak léegi dale ko ci oustaz Ndiaga Seck oustaz Mor Thiam RFM matin Georges Déthié 7h geek Barthélémy Ngom ba ni Hadj Ndiogou Diène daaneele sànq ñu ngi leen di jaajëfal mbokk yi ci kóolute gi ak seen rajo RFM penco gi ak ñun ci technique bi Abdoulaye Diop Yacine Pouy ci digital gi réalisation Hadj Ndiogou Diène ñuy dalal Mballo Dia Thiam mooy secrétaire général bu SUTSAS kuréel ak syndical ci kër docteur Mballo Dia Thiam ñu ngi lay ziar bu baax rafetlu ànd beeg RFM. waaw maa ngi lay delloo ziar Alaaji Assane di nuyu auditeurs yeeg auditrices yi ñëpp lay déglu di profiter aussi di la baalu àq di baalu àq ñëpp yàlla nangu koor gi. amiin baal nañ la nga baal ñu. di nuyuwaale suñu naataangoo yi nga xam ne bis bu ne nga woo leen professeur Daouda ak suma rak Ousmane. docteur Ousmane dëgg la vraiment ñu jaare fa gërëmati rek personnel médical kër docteur Sénégal yëpp ndax amuñ seen pay. donte nag ndok am na ca Linguère xam naa duñ ca ñàkk bañ a wax laata ñu ñëwaat ci sujet yeneen yi rawatina hôpitalu Sénégal yi affectation geek cooxe gi ci lànku ñenn ñeek nu ngeen bëggee mu tëddee nees war a waxtaanee ba ñaari wàll yëpp gis seen bopp d'abord Mballo Dia Thiam Linguère ak la fa xew ñeel liir ya fa faatu ci lakk noo ko jàngate en tant que nit ku yëngu kër docteur. waaw li ci am solo mooy daal ñu ngi koy naxarlu parce que nekk na li ñu naan drame nekk na lu metti ay xale yu ndaw yoo xam ne xamuñu dara dee ci situation ak condition yu mel noonu safara ak saxaar rey leen loolu dafa metti lool ba tax na daal du ñuy def lu dul dellu si yàlla mi nga xam ne xel ni moo sàkk ñëpp bon di aussi massawu famille bi di leen jàll donc di aussi wax ni daal mbir mu yéeme la daal métti na yàlla na bu fa lu mel noonu amati justement fexe ba mu bañ a amati da ciy bokk ñuy tirer ay leçons ci ndog yi ñuy dal maanaam bu nu fexee ba ku ne natt dëgg sa responsabilité doom juñ la dénk ak liggéey buñ la dénk nga jàppee ko sa bos doom ja ne sa doom liggéey ba ne sa liggéey xam nga loolu mooy responsabilité surtout ci liggéeykat ah waaw loolu mooy responsabilité ci liggéeykat parce que nit ki bu fekkee dem na ba ni métier bi laa bëgg a dugg métier bi moo ma neex def naa àqu métier bi li mu laaj daf da nga ko war a jox donc loolu moo am solo parce que ku ci nekk aussi foo mën a nekk rek bu fekkee def nga ko comme sa bopp def ko comme sa yëf def naa donc coow lu bari xanaa ñu fexe rek parallélisme di am souvent waxoon naa ko fi waa droit de l'homme yi c'est vrai que ci seen rôle la ñu ne seen taxawaay rafet lool ndax penc moo gis daa am ku nekk na mu ci war a taxawee mais bu ñu fexee ba ñaari tànk yi taxaw maanaam droit fii devoir fële rek léppay dox mais sénégalais dale ko ci man mi dañuy yuuxu rek bu dee suñuy droit devoir moom nu nu ko neex lañ koy defee. waaw loolu moom dëgg la bon droit moom bari na lu ñu koy laaj ak très peu de devoir. loolu aussi defe naa ni war nañ ko mën a seetaat ci wàllu bopp ñun Sénégalais yi ak fu ñu mën a toll. xam ni réew mi ci boppam moom moo ñu war a ñor ñun ñëpp. te réew mi amul sacrifice bu nga xam ne rek réew mi waru ko mérité. ba tax na nag aussi tamit booy exercer say devoir tamit. Alaaji Assane dafa laaj aussi yenn conditions. justement yi nga xam ni ñoom ñoo lay permettre nga jéem a def sa warugar. dëgg la il faut que aussi le mérite di payer xam nga am réew pédagogie moo koy yor bu ñu fexee ba ñuy def lu baax di gën a jariñu ñëpp danañ daw wutali def lu baax mais bu dee ñi nga xam ni ñooy gën a def naka sa dul noonu ñooy fayiku ak tappale day dugg. loolu moom dëgg la te d'ailleurs sax defe naa ñi nga xam ni sax ñooy def seen liggéey correctement ñoom dañuy wax ni dañoo gëm service ni bouton. dañ naan ñooñu xamuñu dara dof lañu dof boobu de moom liggéey rek la xam. dëgg la moom mooy mbaamu kër gi mooy mbaamu garage bi. malheureusement loolu expression yëpp dafa am. alors que li am solo mooy liggéey moo mën a réew yi dëkk tugal partout li ñu rawee rek mooy fonk liggéey. dëgg amul beneen secret. boo demee ci conférence yi 8h boo gis kuy traîner rek ku ñuul la wala yu mel noonu ñeneen ñi fi ñu war a nekk ñu nga fa di liggéey. dañ fay nekk macha allah Mballo Dia Thiam jamono yi actualité bi mooy wàllu affectation ñeel kër docteur yoon am na ci sañ-sañam déet naka la nit parce que léeg-léeg xel mu ne ak question yi ngay posé wu yow état recruté la
nga ñëw nangu lépp anam ñu la jëlee ñun la kaay dem bërëb nangam nga ne du ma dem parce que fii moo ma gën a lak et cetera naka lañ mën a def ba toll ci situation bu ñu mel surtout ci métier moo xamante nag ku ne xam nga ni dafa am spécificité am quand même ci defe naa day ànd ak waat sax bu ngeen di laata ngeen di tàmbali liggéey bi. waaw loolu moom am na solo parce que serment bi ci boppam mooy non seulement fuñ la yóbbu da nga fa war a liggéey. wante doo laaj sax nit ki xeetam wala fu mu sosoo wala fu mu jógee. donc li am solo mooy képp ku nekk sa wet rek doo jéem a xalaat lu mu mën a doon mais li ko metti nga jéem a seet lan la nga dalal ko faj ko. loolu moom moo nekk yoon képp ku def lu dul loolu nekkoo ci dëgg nekkoo ci yoon. ba tax na affectation yooyu ñuy wax tamit bu fekkee ni yow buur jàngal na la école primaire ay enseignant nekk la secondaire université. ba nga am say diplôme def naa ni boo génnee li nga war a njëkk a sawar mooy jublu ci liggéey bi. dëgg la ak fu mu mën a nekk parce que ay sénégalais rek ñoo fay yeewoo. donc bu ñu demee ba médecin cubain yi di wër àddina bi di jàppale ñeneen. def naa ni lu mel noonu war nañu mën a habiter ñun patriotisme boobule. ba tax na nag foo nekk rek ay doomu aadama ñoo fa nekk. nga jàppale leen te d'ailleurs sax loolu da nga fay yokk sax xam-xam yokk dayoo parce que di nga découvrir leneen loo xam ne xamuloo ko woon. wante nag donte mën nañ leen a nangul ne mën nga laaj ne woy ma sañoon jumtukaay yi yokku ma fekk fa condition yenn yi et cetera waaye daal li nga xam ni mooy farata bi déjà mooy que mission bi ñuy xaar ci yow nga mate ko. waaw farata bi kay mooy nga dem toog. mën nga toog nag ni am naa jumtuwaay bi wala jumtuwaay bi moo tax mënu ma def nangam lii mënul mat parce que lii matul. waaye du ma dem wala du ma fi toog damay dellu feneen fu mu gën a ñoŋee ci man wala fu mu mën a gën a neexee ci man loolu moom nit ñi tamit mënuñu ko teg fenn. te nag aussi li ñu naan aussi yenn spécialistes yi aussi am na jumtuwaay yoo xam ne bu ñu ko amulee. li ñu xaar ci ñoom duñ ko am parce que duñu ay duñu ay luxuskat tamit waaye il faut ñu am jumtukaay. ay luxuskat loolu aussi minimum la ko am mais loolu aussi waru mën a tax gàllankoor. loolu est-ce que mënuñu am benn réforme boo xam ni dina préserver état Sénégal parce que bu ñu nee état Sénégal du xaalisu je dis Abdoulaye Diouf Sarr parce que moo fi ne tey ministre de la santé mais sunu xaalis ñun ñooy cotiser sunu alal la ñuy liggéey sunu réew nees mën a def ba yenn cerveau yi duñu rëcc naka la ñuy toogee ñu former la médecin laay wax tey suba mun nga nekk ci beneen corps bu état Sénégal yow ñu former la ba nga jekk daal nga jël say bagage dem sa yoon. am na ñaari pexe benn pexe bi mooy li ñu doon wax engagement décennal. wala engagement quinquennal. engagement décennal mooy nga ne fukki at li nga xam ni xel ni waraloon tàkk réew mi dinaa ko def. fukki at. ma door a génn réew mi wala ma door a changer liggéey wala ma def leneen. wala engagement quinquennal mooy juróomi at ba pare ñu renouveler ko. juróomi at après ñu renouveler ko. am na ñoo xam ni sax ay médecins la ñu woon généraliste. ñu def leen ay médecins sous parce que amuloon ay gynécologue mais ñi ci jëloon contrat yooyu yëpp ñu fay leen ay bourse ñuy jël engagement boobu mais ba ñu paree ñoom ñëpp presque ñoom ne nañu comme li ñu wolof nee nañu presque xamatuñu sax fu ñu nekk. il faudra nag ñu wut ay kii verrouillé quand même wut ay tëralin yu bees. dafa am tëralin yu bees parce que engagement bi da nga koy respecté. boo ko respecté ñu yoon dal sa kaw. li ci des nag mooy conditions yi am na ay temps ñu defoon sax ay atelier fële à Tamba bu ñu ñëwoon dañuy seet li ñu naan stratégie de rétention des spécialistes en milieu rural wala en milieu difficile. ci lañ doon génn ay notion wu insécurité insularité enclavement ak yu mel noonu. ñu ne woon na dañuy jéem a seet ay stratégie pour que ñooñu aussi toog parce que souvent aussi seen doom yi dañoo bëgg a jàng. seen doom yi dañoo bëgg a nekk ci jardin d'enfants comme yeneen xale yi. seen doom yi aussi il faut que accompagnement am c'est-à-dire kenn lankalu leen loolu de parce que aussi ministre bi liggéey fii danaan nañ ma jox indemnité carburant nangam député ba doon loolu mën nañ ko cee toftal mais li xel mënut a nangu mooy nga ne daal man du ma liggéeyal sama réew surtout que mu fekkoon nga waat ba noppi ngir taxawu ki malade après dem def ko business. loolu moom rafetlu wuñ ko. sama tàngo yi premier jour bi ñoo laajee itam loolu laa leen wax. ma ne loolu teguñu ko fenn. et ensuite même sanction yi aussi war na mun a nekk. waaw sanction bi mën nañu dagg sa salaire nga war a dem. mais ensuite même bu dee médecin la aussi parce que médecin du caaginu da ngaa jàng université rek am sa doctorat. soo amee sa doctorat tamit da nga war a inscrire ci tableau par des médecins boo inscrire sax waroo mën a exercer parce que exercice illégal la. même loolu sax aussi. mais nii damay ragal bras de fer c'est-à-dire xam nga biir dañ ñu baal ma waxi ni dañ koo bàyyi bay fi nëpp quand même maintenant il faut ñu jéem a xool yeneen yoon yu bees yu ñuy déparé parce que man mun naa soupçonner mun naa juumit également gars yi am doole boo xam ni wala manko seen biir goo xam ne bu nu lànkandoo aussi dañuy doon rek benn freinage ci mbiram santé ci loolu Sénégal soxlaagu ko.
waaw mais loolu aussi bu ko ni defee aussi bon monté bu ko fen parce que en fait yow munoo yow ñu lay jox la li nga war a am yëpp daal lay affecté nga ne du ma dem liggéey. parce que xel sax moo ko nangul parce que population yi dafa am loo xam ne loolu warante ñoom alkaati bi li leen war mooy sécurité personnel santé lu ko war mooy faj. maintenant comme ni ma la wax conditions yi mën na sooxe li nga bëggoon ci résultat amuloo ko parce que jox ñu la moyens yi parce que amuñu obligation de résultat mais obligation de moyen la. donc loolu moom la ñu wax ci suñu nekkin. médecin bi amul obligation résultat maanaam duñ ko ne kii da nga ko war a wéral warul déedéet. mais dañu ne nañ ko jox condition yi war a mën a tax. yéen kay da ngeen di faj du yéenay wéral sax. voilà da ngeen di faj rek il faut pas aussi xam nga moo tax suñu penc mi compliqué quoi bu nit ñi ku ne na ñëwaat ak humilité quoi toog fa mu war a toog daal. waaw parce que Sénégal aussi tibbante tànk bi ak arrogance bi ñu baal ma de façon générale nag yamul rek ci kër docteur politiciens yi ñu ngi jàmbat léegi ci presse bi ni ñuy waxante seen biir dañu dem ba ñëpp foog ni réew mi sul man day tas alors que am réew dañ koy tabaxandoo amul kenn ku yàlla bind ku mën a tabaxam réew yoo kese. waaw loolu moom dëgg la parce que ku ci nekk dafa war a weg moromam rek. xam na seen ni da nga ko war a may cër. oui. kooku koo mayul cër aussi du la may cër moom mooy indi ay xëxante boo xam ne du jeex te loolu rafetul sax ci nekk daal ak dafa leen léegi le ministère est-ce que mu ngi bay waaram moom it ci wàllu jumtukaay yeeg protection du personnel médical ak yooyu est-ce que moom it mu ngi def li mu war au lieu éventuellement mun na bañ a nekk le cas d'essayer de diaboliser les gens parce que aussi bu grève amee wala ñaxtu on a tendance de façon classique ci réew mi état di jéem aussi jaxase ñeeg opinion bi finalement duñ ci génn ce sont les populations ñoom ñooy ñàkk. loolu mooy problème bu mag bi parce que même déficit personnel boobulee boo xoolee gouvernement Sénégal lu mu bindoo mooy ministère de la fonction publique moom mooy recruter di ko jox ministères yi. même boo déggee sa affectation au fond du moo bu ñu war a mën a wax affectation mooy fonction publique mooy affecté personnel ministère santé éducation nationale ak yu mel noonu. bu fekkee yow amuloo personnel bi la war yow mais doo mën a affecté nit ñi su fekkee ni bis na ñu ngi tabax dispensaire tabax centre de santé fonction publique moo la war a joxu la ko ñuy recruter ay alkaati c'est vrai baax na ay gendarme ay militaire mais ni ñu leen recruter nombre boobu lim boobu bu ñu ko doon recruter ci ay médecins ay infirmiers yu mel noonu kon lim bi du néewee noonu danañu wàññi gab bi lu mel ne Linguère ay ñett nit di fa fanaan garde hôpital bu toll ne Linguère ay ñett nit di fanaan garde di toppatoo ay bébé di toppatoo ay mag ak yooyu loolu aussi daf si nekk c'est pas pour dédouaner qui que ce soit. mais loolu noonu la bindoo ensuite bu grève amee grève bi lan la plateau technique yi dañu ay jumtuwaay bon ñu xaar fu mu nekk ni sax am na sax suñu diggante ak ministre fonction publique gis nga ni déposé nañu préavis de grève le 12 avril boobu nañu bu ñu toogee semaine sax danañu woow mais woowuñu daf ñoo bind lettre naan ñu loi ak texte lii la wax mel ni moom moo ñu jàngal loi ak texte ñu nga xam ne depuis 1984 ñu ngi grève ak yu ngeen xamul xam nga loolu yombul nit ñi te préavis de grève moom mooy maanaam lan ngeen bëggoon mu gën a jox solo contenu bataaxalu préavis bi que di wax ci wàllu forme ak yooyu ngeen di continuer tibbante tànk maanaam ñu aller vers l'essentiel des deux côtés. voilà loolu moo am solo comme que moom tamit defoon na ko février 2018 ba ñu def ay 17 plans d'action ñuy woo tey suba gannaaw suba di wër-wërloog nit ñi loolu amul njëriñ nit ki lu mu war a faj da koy faj lu mu mën a wax moo ko même li ñuy wax même si on avait demandé l'impossible on s'est accordé sur le possible te nee nañu c'est réaliste et réalisable lan moo tax lu réaliste ak réalisable mënuñu ko régler mais di jël rajo ak télévision di diaboliser nit ñi di leen dëkkal fu ñu dëkkul alors que ñoom seen rôle lañu nekk parce que syndicat convention internationale yi état bi dañoo nekk ci kaw loi yi moo permettre droit syndical droit à la négociation ak liberté syndicale waaw mënoon nag yow jël say droit ba pare di xañ keneen ki ay droit oui ñu jeexale wàllu réforme yi nga xam ne kilifa yi am nañ bébét gi président Macky Sall noppi na ngir dugal ay milliards yu bari ci wàllu wér-gu-yaram mais lu xel yëpp nangu il faut que mu ànd ak ay réformes hôpital yi nii mu demee nii des deux côtés nag waaw ci liggéeykat yeeg léeg-léeg nga dugg ci hôpital no ngay naan kii lan lay def ci personnel médical kii waru woon sax jege kuy fajee waxuma la ak di bokk ci seen biir et cetera donc il faut que ay yeesal yu xóot. c'est que la yeesal loolu réforme hospitalière am na 98 la ñu woote woon loi bi mais réforme boobu accompagné wuñ ko li réforme yu laajoon ci projet d'établissement yi gouvernement moo ci engagé woon defu ko ba tax na ñu naan réformer la réforme mais ñi naan réformer la réforme xamuñu réforme parce que réforme li ngay réformer mooy lu ñu def ba pare nga koy xayma mais li nga xam ne gungewuloo ko amul même fu mu nekk ni président bi bu mu wootee mu ne dina ci def 500 milliards mais boo xoolee 500 milliards bi li nga xam ne moo war a dem ci personnel bi mais matul sax 1%. ñu ne ko nag loolu mënul nekk parce que équipe
ay bâtiment ak ay équipement ay nit la ñu nga xamee ni yu nekk qualité parce que derrière chaque prestation y a un prestataire bu dee prestataire de qualité la nga am soin de qualité dëgg la donc mënoo jënd ay milliards ay bâtiment tabax parce que nee nañ ko le minimum disponible qui soit fonctionnel loolu moo am solo ñu ne gàññ te benn doxu ci mu néew te di dox mu am solo dëgg la loolu nit ñi ñooy doxal mbir mi mais du bâtiment yi du équipement yi xanaa bu ñuy xalaat ngir wàllu yeesal yi duñ leen ci boole ci réflexion yi wala non bu ñu boolee tamit bu ñu waxee li ñu war a wax ba pare ñoom li ñu war a def ñu def ko loolu mooy indi ci coow li bu doon li ñu waxtaane yëpp ñu bëral ko comme ni ñu ko waxee ci conclusion yi ak ci synthèse yi kon duñu am problème mais bis nañu woote ay ndaje yu mag ñëpp dajaloo bu ñu waxee ba pare ñu jël leen intéressé def loolu yi ñu def ko loolu mooy indi toujours problème yi dul jeex même personnel bi contractualisation bu ñu demee président de la République daal ni contractuel yi nga xam ne ñoo nangu woon dem fi gën a sori fi gën a yàgg bu ñu leen dugal fonction publique nañ leen di dugal mais ministère de la santé nan lay précariser ay travailleurs comme ça parce que fonction publique moo ko bëggee noonu nit ki am contrat loi ni benn yoon nga koy renouveler nga ko bëgg a renouveler ñeenti yoon ñeenti yoon mu nekk ci àll yu sori yenn saa yi sax pour mu fayee ko problème la te bu bougé benn yoon mu absenté ñu ne délit de non assistance wala nekk fi woon donc loolu dafa métti ci ay conditions yu métti la c'est pas pour les dédouaner mais conditions yu métti la bu nga xam nag mi ngi def loolu da nga koy faj da nga koy fay lu ko war parce que am benn yoon Abdou Diouf waxoon na ko vous ne devez pas faire comme les autres parce que vous n'êtes pas comme les autres mais Eva Marie Coll ci boppam mii moo ko tontu woon ni ko comme que on n'est pas comme les autres on ne doit pas nous traiter comme les autres il faut qu'on vous traite autrement yàlla baax na en tout cas na ku ne jouer partition am rek ni ma koy waxee mbir yi daal waaw ab orchestre la rek bu amul harmonie yëgoo bu amul danañ fitna rek fitna bu jeex rek jërëjëf Mballo Dia Thiam jërëjëfati laay wax ci disponibilité bi waaw merci beaucoup merci Thiam Mballo Dia Thiam secrétaire général SUTSAS ñu koy gërëm bu baax syndical ci wàllu kër docteur yaa oustaz maa ngi lay ziar Mor Thiam ñu ngi lay ziar bu baax ziar bi di ziar nag macha allah fi may njëkkee mooy responsabilité nit keeg li ko war ci liggéeyam ci wàllu diine waaw ñu ngi julli macha allah ñu ngi woor gudd nañuy kurus lool waaye responsabilité bi pour lañu yóbbu suñu kër yi lew wax nga dëgg balaa ma ñëw ci wàllu responsabilité damay masaw réew mi yëpp ci suñu doom yi ñu ñàkk fële ca hôpital ba ndax doom yooyu dëgg la am nañu ndey ak baay mais képp kuy way jur yaa leen jur ndax lu dal benn doomu réew mi rek réew mi yëpp la dal boo dee bàyyi da ngay yëg responsabilité bi soo dee ndey noonu soo dee mag soo dee rak kon nag ñu ngi masawu te di ñaan nag yu mel noonu gëj fi amiin Hadj Assane xam nga responsabilité du lu nit ki di yenu daf koy yëg responsabilité yëg la doog a nekk yan looloo tax suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas di séddale ay responsabilité ay yan yu nit war a yanu am kenn ku ñëw ne ko yaa rasulallah dooma yan comme ni nga yene gaa yi mu ne ko déedéet parce que lii dafa laaj rigueur te yow da nga faible te lu ma la ci jox bu ëllëgee boo ko deful ni nga ko war a defee sa julli yeeg sa koor yeeg sa ànd ak man ci xare yeeg yépp yàlla da koy boole dugal la safara mara deytaali xam nga loolu soo ko waxee nit war na yëpp ni lii ngay joxe nekk lu ndaw dëgg la parce que dafay engagé sa ngëm-ngëm te nit ki bu fekkee ngëm-ngëmam du ko dundal lu ñu ko jox da koy cofe Seydina Umar ibnul Xattaab musul nangu jox nit benn yan lu dul ne xool ne kii diineem ndax mi ngi koy fonk wala fonk ko diine waxuma bu catholique ak bu juif ak ba leneen diineem rek li tubaab naan mu am tuuti degré spiritualité bu ñu mën a nemmeeku ci nit ki xam nga nit ki waaw boo mënta nemmeeku lenn yàlla ci moom bu ko wóolu parce que li ngay defal yàlla yow kenn la alajasen sa koor gi yow kenn la boo laqatoon naan yow kenn la boo jullee yow kenn la loolu nag nga jox ko gëdde bi nga xamante ni bii kenn forcé wu la ci nga jox ko gëdde boobu dañ naan kii kat bu ñu ko ndegam moom yëfi boppam lay sàmme ni yëfu askan wi bu ñu ko joxee dina ko sàmm léegi bi ci des ci wàllu responsable El Hadj Assane dafa am kenn ku ñëw ci Serigne Babacar Sy ne ko dañu ma jël ci liggéey ma bëgg nga dénk ma luy tax ma nekk ak liggéey bi ba ba ciy génn Serigne Babacar Sy ne ko bis bi ñu la waxee ni bu subaa nga xëy si yëg-yëg boobu nga amoon tardé wuloo
ba nga demee sérieux nga def nga la nga war a def taxawaalu woo tambaambaalu woo comme ni ko Mbaalo waxee léegi. loolu tant que mi ngi ci sa bopp doo am ak sa patron problème doo am ak sa patron problème te mooy sunu borom. loolu mooy yëg-yëg alaaji. dëgg la ñu ñëw léegi ci liggéey bi responsabilité mais laaj ko. te doo ko fonk. wala nga jël ko ba noppi di branler di def lu la neex ba ay jëye di ca génne. wala leneen li ca génne loolu nit ki boo ko defee sax yow boo tëddee waratuloo nelaw ci sa diine waratuloo nelaw. waxantuma la ak wàllu àdduna. moo tax dañoo war a yëg suñu bopp bu ñu koy laaj nañu ko sàmm macha allah Assane. productivité bi dañ koy wax ci liggéeykaay yu bari maanaam fexe ba yëf yi sakkan am ci. mais boo seetloo lu sakkan dafa fekk yéene lal ko ak générosité am na lu bari nit a nga koy def mu koy jaaxal lool du barkeel nga am 2 millions par mois ku la gis bëgg laa sarax mu jaaxal la lool. alaaji gis nga yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne boo deful li nga war a def. loo am da cay rocc ci barke. boo deful li nga war a def lépp loo am yàlla day rocc ci barke bi. xam nga barke alaaji mooy li nga am mu tuuti faj sa soxla nawle. barke yonent bi nee na dina topp nit ba ci juróom ñaareelu sëtam. macha allah. alaaji mën naa la jox benn misaal léegi rek suñu maam yu baax yi fi nekk ay maam Serigne Touba maam Seydi Hadji Malick. ba ñu fiy dund ci Sénégal nii ñoom ay laaxu Dakar lañ doon lekk. mais tey jii seen sët yi lan la ñuy joxe. parce que ñoom la ñu nekkoon dañ ko sellaloon ba barke dugg ci. barke boobu moo yegg si ba ci seen sët te day continuer incha allah ba ci seen juróom-ñaareelu sët. loolu nag sédd sa digganteeg sa boroom ci la bokk. sellal li ngay def ci la bokk. ba noppi alaaji loolu mooy dëgg gi rek mooy suuxat gi rek. am na solo ñu jeexale koor gi rek xam naa ni gars yi moom ñii ma janool moom dafa am ñoo xam ni est-ce que sax woor wàccu leen parce que aussi nit ki dina daj loo xam ni Ablaye Diop mii ma janool. alaaji xam nga koor moom dafa nekk benn moment bu nga xam ni. moment de communion la moment de jaxasoog sa borom la. moment de dimbalanteeg nit ñi la moment de yokk tuyaaba la. connexion voilà connexion la. nga am réseau. voilà alaaji xam nga yàlla dafa ñuy wax ni dama leen di dimbali. mooy bu weeru koor jotee seen ennemi bi gën a mag dama koy mettre en quarantaine comme ni ñu leen def nit ñi ku feebar ñu denc la quarantaine. pour doo wàll kenn. yàlla noonu la ñuy defal iblis. pour que ñu mën a gën a redoubler effort. alaaji xoolal Serigne Mountakha yal na yàlla yokk leer yow wéram ak gudd fanam. amiin yaa rabbi. keroog premier jour koor gi lu mu wax nañu taxawu jaam yi ci ndogu yi. parce que xam na ne am na ñu sonn war nañ leen dimbali. mais aussi nañu fexe ba teg ndab yi xam-xam yi ñu teg ay place yu ñuy jàngee xam-xam. di fa waxtaane xam-xam. mais aussi tamit ñu fonk jaamu yàlla gi loolu. moo am ca Tiwaawan moo am ca Touba moo am ci yéen ba ci ñun ñi ci loolu la ñu roy Alaaji Asan bay organiser salatu tasbih samedi prochain incha allah. macha allah samedi bi fan lay doon. Yaraax lañ koy defee incha allahu taala bii mooy suñu 8e édition. ñu koy def man ci Ndakaaru gisuma benn bés bu toll ni boobu ci Ndakaaru buy am. nit ñi mel noonu di fa daje. leeral ko nu muy demee salaatu beeg ay ngëneelam. waaw kay. alaaji xam nga naafila la bu nga xamante ni bii dañu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko mën na nga ko def au moins une fois ci sa dund. une fois ndax njariñ gu mu am. mais ñun nag ñu koy organiser. te jële ko ci mag ñi di ko organiser di ko def samedi incha allah. muy journée de prière. balaa journée bi ñëw dañuy dajale ay ndimbal. yu demel ni ay denrées. yu mel ni ay weccit. am na solo seet ñi nga xam ne ñoo dëkk ca quartier ba. ak ca dëkk ba xam nga commune Hann Bel-Air dafa yaatu. ñu dëkk ca commune ba ñu di ko def nag te bu ñu leen koy jox guddi lañ leen di jox lañ leen di dimbalee ba bu ñu xëyee suba teel ñëw bokkandoog nit ñi. du ñu am souci dépense jour boobu du ñu am souci qualité ci qualité. macha allah yéen noonu lañ koy defee collecté ko. séddale ko incha allah ci comité de gestion boo xamante ñoo koy gérer. bu ñu ñëwee ci journée bi nag ci 9h mooy mise en place bi 13h30 ñu libéré ñëpp. kenn ku ci nekk dem doxi sa soxla incha allah. julli gi am njàngum alquran bi zikkar yi. xam nga ci domaine boobu nag dafa nekk suñu domaine macha allah. dëgg la loolu moo tax ñu koy def di ca woo ñëpp nag ci Yaraax lay amee incha allah.
Yaraax moom foo mën taxaw boo ne dañ ma féetal fa benn jumaa nag te d'accord naa ci. jumaa Oustaz Mor Thiam ah loolu moom sant yàlla waaw te loolu d'accord naa ci nag macha allah. ak cant moo gën ñu naan baaru Oustaz Mor Thiam. ak cant la kay loolu. en tout cas ñu ngi ñaan ñëpp ñu jàpp ci ndax julli gu am solo par contre ci wàllu diine Oustaz balaa ngay dem am na ñuy rejeté ñu ne loolu du loo xamante ni daal am na ngëneel l'islam nangu na ko mooy ñu fi doon wax naan gàmmoog yooyu amul ngëneel yow lan ngay tontu. alaaji xam nga yàlla dafa am lu yàlla tërale. yàlla dafa fexe ba fay gi. yàlla tegu ko ci loxo kenn moo ko téyel boppam. maa la ko wax. dafa am li ma bëgg a wax gàtt na. fay gi. yàlla joxu ko kenn moom moo téyel boppam fay gi. mooy fay ku ko neex yàlla dafa bokk ci li mu wax ne sama coobare la. nit mën na ñëw ëllëg yow mal xiyaam fees dell ak bàkkaar yi suñu borom ne dugal aljanna te kenn du ma poser question. moo tax nit ki li nga xamante ni bi am na doonte benn taasu mbind même bu nekkee dañuy wax ne dafa faible wala wérul. nañ ko bàyyi rek mu def ko ñu bàyyi ko yàlla yéene bi lay fay. mais argument bi pour parce que aussi xam nga saytaane moo tax waxoon naa ko fi ci li ci penc mi jamono télévision ba il faut que débat yi léegi bu nit ñee xotti war ma jëme ci diine ji au lieu que ñu delloo koy ay kurpañam wala ñàkk tegginam ñu ñëw taxawal benn xalaat boo xam ne mooy dàq basam ca ñag ba. l'argument mooy lan suñu sang bu tedd bi nangu na julli gu ni mel. waaw. voilà dañuy wax ne dafa woo baayam bu ndaw. ne ko dama lay offrir. loo xamante ni bi njariñ la. macha allah. loolu nag. kanaan hadis ba wérul. kooku de. ak kanaan sama nijaay defu ko woon. loolu problème mu conception la ci hadis bi. mais incha allahu taala. am na ñu nga xamante ni ñii yàlla baaxee na leen. nangu nañu ne wér na te àdduna bi nag loolu moo fi nekk. hadis bi may wéral man. bokk ci sunnit bu ma demee ci peut-être ci chiites yi. mën na koo dàq. wala ci keneen mën na koo dàq. te ñi débat xam-xam la daal boo xamante ni bii. c'est important mën na nekk loolu. kii dàq lii kii nangu lale. ndax problème interprétation wala problème mu diw mi ngi ci biir hadis bi. ci ñi ko solo. diw a ngi ci te diw moomu crédible. yu mel noonu mooy indi ñu naan lii wér na ak lii wérul. wante alhamdulillah. am na trace. bu nga xamante ni bi trace la. même ba amuloon trace suñu mag ñu baax ñi. yàlla leen yàlla fay yiw. amiin yaa rabbi initié nañ ko ku mel ni suñu waajur bële yàlla na yàlla yokk leer ba El Hadj Ibrahima Sakho. daan ko def ku mel ni Cheikh El Hadj Abdoul Aziz. ca xam-xam baak sell gaak yëpp. daan déplacé wu fa mu daan jóge di dem di fekke ji jataay ba. loolu. ku mu doyul. li waa ji wax xaw ma lu lay doy. dëgg la yenn yi moom tegtal la fu ñu joxoñ daal boo dee ko xelu war nga faa jaar. waaw kay mu ngi naan alhamdulilah. yow sax yàlla mottali lépp incha allah samedi. yow nag yaay sama invité d'honneur dégg nga. il faut kooku. moom kay moom. comprendre nga man comprendre naa yow yaay sama invité d'honneur. mais am na nag ñoom Pape Diak yooyu teg leen ca sàpp yu mujjee ndax xam nga. non pour jege imam il faut nga jàng. est-ce que xam nga mooy coordonnateur bi Pape Diak. kon nag de man damay fomb ba beneen. jërëjëf El Hadj. jërëjëf El Hadj jërëjëf Thiam. et aussi bala may daaneel. maa ngi ndokkeel président Youssou Ndour ci initiative bi ci. wutal liggéey gi mu wut liggéey. ci fast track bi. ci imprimerie bi mu def fas yéene ci employé. 1000 personnes. macha allah yal na yàlla yokk kattanam yal na yàlla baril ay temam. oustaz macha allah la ñuy wax gis nga boo fa teewoon ca usine ba c'est impressionnant. ci wàllu machine yi jumtukaay yi vraiment macha allah daal. en tout cas moom li mbokk mi wax naan boolewul dara ki wax yàlla na ko yàlla fay. na marché yi ñëw nag ku ci am marché imprimerie rek demal foofu. c'est ouvert à tout le monde nag même oustaz yeeg yi ñu war a móol ak. jeex na téere yeeg yooyu macha allah. mais da ngay fay nag service commercial. mais looloo jaadu di muqaabala dafa jaadu. bu la nit defalee nga defal ko. mu ngoog alaaji adduna bi léegi parasol la ku la may ker da nga koy téyel tànkam. jërëjëf Thiam oustaz Mor ñu koy gërëm ni ñu ko waxee ñun mooy suñu kilifa fii wax dëgg yàlla ci yaatal gi ci jàmm ji waaye ci xam-xam bi macha allah 9h10 ci RFM ci kanam tuuti ñu waxtaan tuuti rek ci réew mi daal di yëkkati jotaay gi.
salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. Seydina Umar ah. Umar Sow Fuladu. Umar ñu ngi ziar bu baax. yàlla nangul li ci ziar bi yàlla nangul vraiment suñu koor bi yëpp. amiin rafetlu vraiment taxawaay Youssou Ndour si biir réew mi Alaaji Assane. jërëjëf vraiment c'est un patriote. c'est un patriote. jërëjëf. vraiment yàlla ko yàlla aar njabootam. amiin yaa rabbi. kon nu mu aaree son excellent président tous les Sénégalais. amiin yaa rabbi. di wax dëgg yàlla moom lu mu def nii démb li ñu seetaan ci télé bi wax dëgg loolu moom yaram daw na quoi. alhamdulilah man maa ngi tous les privés. nañu roy si Youssou Ndour vraiment nañ jàpp si nañu roy si Youssou Ndour. ndeysaan jërëjëf. wax dëgg loolu moom lu rafet la créer ay emploi jamono ñu toll nii ñëpp di coow emploi moom boolewu ci wax. dafa jëf. dëgg la fu nit suturlu rek de yàlla na yàlla yokk suturlu kaayu réew bi yëpp waay. ndax xam nañ li ci téye njaboot waaw. yàlla na ko yàlla defal ñëpp carrément population yi di gën a ànd nekk benn fi ci réew mi alaaj ko yàgg a voilà di defar rek xol yi doon benn rek waaw. réew mi ñu ñëpp ko bokk. réew mi ñu ñëpp ko bokk tey ji buñ ko doon seet laa la wax yow mi dëkk Thiès ma dëkk Kolda doo si ëppale dara. dañ ko yemal lépp laa la wax. loolu daal vraiment lu amee daal président tous les Sénégal kii côté bii la woote population côté bii la woote askan yi. xam nga réew mi ñëpp ko bokk. président Macky Sall loolu lay dox ku dégg bëccëg. loolu si loolu tant que yooyu la taxaw. dëgg la le professeur Moussa Baldé ministre de l'agriculture tant que boobu taxaw fii ci Pouladou. moom xàjjalul kenn moom day boole lépp nekk benn. fu mu taxaw laa la wax nee na askan yi moo tax mu nekk fii. bu dul askan yi laa la wax du fi nekk laa la wax. président Macky Sall loolu la leen sant man maa ngi ñaan vraiment nañu roy si mel noonu laa la wax. merci Omar vraiment man sama jërëjëf Omar alhamdulilah vraiment yàlla kontaan yàlla na xol yëpp di gën a sedd xol yi gën a dëppoo njariñ di feeñ ndax ni ñu ko waxee jamono dafa métti méttiwaay boo xam ni man su ma sañoon daal Sénégal du ñu jox benn yoon saytaane benn minute bi waaw lu nu mën a def bay juboo ñii àtte it di teel a àtte di anticiper xeex doo bàyyi ba waa ji xoox ba vraiment ñeenti bëñam dem nga soog a dugg ca da ngay anticiper sur les éventuels conflits ñuy wax safaan ñu leen di yedd wala boog am ñuy waxee neneen ñuy xool ca ñoom parce que violence verbale it dafa am waaw nit ki moom loo bëgg jàmm loo mën a muñ wax ju bon a bon léeg-léeg mun na la yëkkati yàlla ñu yàlla musal ci seytaane ni ko Oustaz Mor waxee comme dañ koo yeew ci moment yi nag lu fi waaye def xamal ni yow du seytaane 9h13 Ablaye 88 628 14 14 ñu jël ñenn ci auditeur di leen fàttali ci kanam tuuti xalaas ak Mamadou Ndoye Bane ak toute son équipe Aba No Stress Maktar seen doomu ndey Mamadou Mouhamed Ndiaye nga ca noos ga ay daanaka ay ñeenti fan a ko dese incha allah ginnaaw si dëggantaan la grande émission comme dit mon ami Aba. asalaamaaleykum kooku rocceeku na Ablaye. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. bisimilah. Alaaji Xaas may la Mbacke Ba. ah Xaas yow tamit na baat bi jóg nag. waaye Alaaji bàyyi tooñ nag Alaaji fii daal. non man dama xam ni wax dëgg yàlla li ma waxoon moo war ci am rek ñenn ñuy wàcc koor wàcc na leen de yow ah sang bu tedd bi daa woor di dem ci xare yi di non macha allah. daay laa wax am na ñoo xam ni bu nu njëkkoon a juddu lislaam bi du taxaw. ñoo xam ni biir bu fees rek ak i nelaw. Alaaji waaye na dëgër waay. yàlla xam na ne bu amoon ñuy fay ñu lay wooral. kon nga wut ko la wooral. moom koy Oustaz Mor Thiam dama ko laajal ne ko. ndax mënumaa fay sama xale yi ñu may wooral. ndax lu ci lislaam wax loolu. waaw lu ci lislaam wax laajal ma ko waaye. alaaji noonu léegi mu jeex incha allah vraiment. li tax suñu borom ne moo koy fayal boppam daal. wallaay la loolu xam nga ni xiif bu ko jar la. waaye nag xam naa ne moom li muy métti bu dëgg jotee moom. gars yi sant Samb moom tawarkalla. nañ moytu rek sonal seen biir yi. ñoo ngi leen di dorkeel baax na di leen ñaanal. jërëjëf Mbaye. li ciy wax it am na solo tam xam nga. jàmm moom lu jàmm ko. te it weer yi dafa nekk weer woo xam ne weeru dimbalante la. dëgg la. weeru yërmande la. weeru gore la. kon bu la yàlla jàppalee ba nga mën a jël emploi bu toll noonu. def ko ci sam réew te bu la neexoon nga def ni ñëpp def.
ni mu ko waxee président Youssou Ndour kenn mës koo gis ci télé bi muy wax aw safaan wala muy yee fitna. heure boo déggee muy wax luy jëriñ askan wi lay wax. kon ñi nga xam ne dañoo ay organe de presse nañuy bàyyi xel ci loolu moom sa télé wala nga jël sa projet loo neex nga wax loo neex nga def. loolu vraiment defaru am réew. li ci am solo nag mooy lii gars yi wax nii ci lii docteur bi def nii tey ci Linguère. sama yaram def cee daw. parce que nit ki suñ la falee bu jàpp ne toujours dama faa war a nekk. su catastrophe amee li nga xam ne mooy régler situation. lii mu def dana wàññi métti. dëgg la ndax tey jii képp ku lii daloon li kii def nii. li nga xam ne ni kii jubluwu ci woon loolu. tey vraiment dana soulager. bien sûr nattu moo métti rek. bu ñëwee rek day nëbb lu baaxoon lépp. suñu jël capitaine natt moo tax. dëgg la waaye ñu jël la ne nga ne xuj xujaar ne laam-laamee. ñëw nga ne nangam sama liggéey la yow la dem. loolu du dëgg la jërëjëf vraiment ñuy sant fii Pape Moustapha Diop Pape fii ci Mbacke Bawol. ñu ngi dimbali askan wi di leen jàppal. te loolu moo am solo. jërëjëf Mbaye nit ki bu weer koo jotee da ngay yor la nga yor nga dimbali ci nit ñi. di sant suñu benn oustaz bu nekk université Bambey Cheikh Tidiane Serif Diop. ñu ngi koy ziar bu baax ñu ngi koy ziar jàngale lislaam di jàngale bii. macha allah jërëjëf. jërëjëf oustaz yàlla na yàlla defal jàmm. amiin ñu bokk lépp Mbaye jërëjëf gërëm ñëpp ñuy def lu baax li nu yëg ak li nu yëgul ndax sénégalais itam ay defkatu lu baax lañu waaw ñiy wane baax na ngir ñu leen di roy parce que roy ci lu baax ñi koy def ci suuf it baax na ndax ñu koy waxee am na ñu sonn ca toog ak seen ngor waaleykum asalaam. Alaaji Assane Gueye. kooku. Ousmane Dem la Port-Gentil Gabon. sëñ Ousmane bisimilah waay. yaa ngi si jàmm. ñu ngi sant yàlla bu wér. dañoo kontaan si Youssou Ndour lu mu def nii. très bien ndeysaan. wallaay ñun ñu nekk fii bitim réew fii kontaan nañ ci trop. Alaaji Assane alhamdulilah. te di nga gis fi ay sénégalais yoo xam ne Alaaji Assane tey bu avion taxawee fii tey ñu dugg si dem ñibbi. ndeysaan. ñu ngi fi 1 an 6 mois 2 ans liggéey dañoo toog. bu ñu fàtte tamit ba léegi ñun fii ba léegi 18 heures couvre-feu ñëpp dugaat. fa metti Alaaji Assane. waaw metti na nag yàgg na metti na waaw. président bu mu demee jam ñaajo. li ma metti rek mooy ñi nekk bitim réew kenn waxul seen wax. pourtant Alaaji Assane combien de milliers de Sénégal ñu ngi Afrique centrale fii. te ñu gën a sonn amul. waa problème yi passé woon am ñoo xam ne seen bitik yëpp dañ leen rajaxe Alaaji Assane ba léegi xoolal fii Port-Gentil ba léegi. ambassade consulat kenn ñëwul Port-Gentil Alaaji Assane loolu dafa metti Alaaji Assane. metti na. kenn ñëwul seet. mais xëy du ñàkk kilifa yi dégg la comme yaa ngi koy wax nii ci rajo bi yàlla baax na yàgg nañ kaa wax Alaaji Assane. yàgg nañ kaa wax ba léegi kenn ñëwul yàgg nañ kaa wax am ñoo xam ne seen baaraam dañ leen dëgg fii am ñoo xam ne dañ leen gaañ am ñoo xam ne loolu doy na waar bi yàq nañ seen liggéey waar kenn ñëw fi ñu ngi libéré fil bi Port-Gentil bi kenn xoolu leen du yoon Alaaji Assane. waaye metti na ñun ay sénégalais lañ comme ñeneen ñi. waaw dëgg la kenn waxul seen wax du yoon. dëgg la jërëjëf Ousmane yàlla baax na jërëjëf. jërë ngeen jëf yéen ñëpp rawatina sunu soxna yi Ablaye waaw sunu soxna yi sa soxna Ablaye sama bos bu waa rédaction bi bu waa groupe Futurs Médias bu waa Sénégal yëpp jigéen ñi kenn mun leen a fay rawatina koor gi Ablaye. waaw ñu ngi ci xëdd yi ñu ngi ci taal ca dañuy woor nag de li waaj doon wax keroog ci internet bi moom 5 heures day jeexal sonn moom 5 heures waaye bu gisee soxna si jàbbante ci waañ wi yenn bagage yeeg yooyu ki lay defaral ndog war ngeen leen a gërëm de xoolal ndoy baa nag béjjaaw gi dafa ni moom moo génne dépense bi rek boo ko génne woon teg ca kër ga ca kenn wutalul ca loolu lekk préparé wunu doo am kàttan gi nga am jërëjëf soxna yi Sénégal yàlla barke